te ni service de santé daal nañ koy amal gannaaw jéeye bu am ci hôpital Mame Abdou Aziz Sy Tivaouane fukki ak benn ci ay tout tànk daal di ñàkk seen bakkan gannaaw lakk-lakk ba am ca unité de néonatologie ba bu ñu jàppee nag lii di court-circuit moo ko waral ci li ñu jot a xam. Léopold lii dugguleet saay su amee ñu ne jël nañu ci ay leçon daañu indi ay coppite waaye dafa mel ni ci théorie la ñu gën a yem. ci théorie la rek parce que lii yàgg na am mais dama jàpp ni ba bés ni ki tey mbir yaa ngi wéy di am parce que dafa di loo xam ne mooy li may wax rek ne que d'habitude su dee dëkk nasaraan si enquête bu sérieuse la ñuy def ba pare mun a situer les responsabilités ki nga xam ne mooy directeur des établissements ak yooyu moom it tamit am na ci part de responsabilité kenn mënu koo cee seetal donc loolu yëpp dañ ko war a mun a xool def enquête bu sérieuse ba pare ñu tirer ci li nga xam ne moo ci conséquences yi ñi ci laalee ku ci nekk ñu mën a teg daan wala suñ la waree yeewi ñu yeewi la mais Sénégal mënul dëkk ci chaque fois muy am mbir yoo xam ne day dellu si di dem ak dellu si day mel ni peut-être que dañoo fulaalu li nga xam ne moo di bakkanu nit ki parce que lu important la lépp lu war a bàyyeekoo ci hôpital lépp lu war a am ci l'hôpital dañ ko war a di mën a saytu saa su nekk suñu mënee def chaque mois sax nga xam ne ni ñi nga xam ne ñoom ñoo yor direction maintenance ñu wàcc fa seet ndax mbir yi yëpp ngi jaar ci yoon parce que léeg-léeg tamit da ngay xam mbirum courant moom bul xam léeg-léeg mun naa am ay court-circuit mu jur ay jéeya mais nag lii nga xam ne moom yàgg na am dañ ko war mën di ko saafara ba pare di ko gàntal saa su amee parce que dëggantaan nag ay bakkan yuy fàttu nii ci ñi nga xam ne ay tuutànke lañu yoo xam ne mosaguñu sax xeetu àdduna ba pare ñu jël ñu lakk nii comme ça ñu yóbbu leen suul leen seen yaay ñooy nekk ci li nga xam ne mooy ay traumatisme yoo xam ne bul xam kañ lay dañ ci ñoom parce que gis sa doom ba pare yàggut rek ci waxtu yooyee mu maanaam mu wuy ji boromam loolu day métti torop ci ñi nga xam ne ñoo ëmb ba juróom-ñeenti at ci mois yoo xam ne ñi ngi am yaakaar ci seeni doom mu dund am gudd fan waaye gis nga rek parce que dafa am lu ñuy wax ne que mooy maanaam war ma gi ci war dañ ko salfaañi. mu ngoog muy góom boo xamante ne dafa xóot Mansour nekk ci secteur bi tey jëlee nañu fi Abdoulaye Diouf Sarr waaye ñu ci mel ni Mballo Dia Thiam jàpp nañu ni du loolu moom moo mën a faj li jafe-jafe bi fi nekk rawatina ni ki ñu fi teg ñoom ñaar ñoo àndoon di liggéey. non mun na faj parce que Mballo Dia Thiam du wax mukk ci santé lu nit dindi mais lan moo tax parce que loolu doo nga la xam. bu ñu ko joxoon tey àdduna ak li ci biiram ak jox ko defar santé. danaa ne dafa santé boo ko tawat faju li ko piqûre nag moo piqûre xemes c'est-à-dire xam nga nit ci comptabilité nit la bokk loolu wax bu ma àndul la Sénégal ku nekk xam nga ni léewa lu mu nekk technicien man su ma nekkee supérieur am dama nekk politique li ma bëgg lay def fi ma joxañ lay jaar force techniciens yi nekk ci suufu kilifteefu politiciens yi ku nekk xam nga ni seen pouvoir dafa limité xemes mi nekkoon ci suufu contrôle Abdoulaye Diouf Sarr mënut a yem mukk ak xemes mi nekk ministre de la santé yilif santé bi xemes tey lan ban avantage la mën a chercher pour wut ko lu dul ni santé bi baax xamul lenn moom doo nga la xam benn ñaareel bi ci des yi ñu doon wax yëpp ci ay négociations ak Abdoulaye Diouf Sarr wala ay comme par exemple centre de santé bu ñu soppi hôpital niveau 1 mais yooyu yëpp moom xam na ko lu ci doxul xam na ko lu ci dox xam na ko domaine am la man kay li may wax leen dong laa koy interpeller moom bu mu daanu ci piège boobu muy affaire kujje na jël ñi mu tollool niveau ñi mu tollool xam-xam te ñu nekk ci dëkk bi nekk ci secteur bi mu collaborer ak ñoom ñu liggéey def résultat sénégalais yi sonn nañu de te xam nañu ni politiciens yi mënuñu indi solution ñoom techniciens yi nag ñoo mën a indi solution nañu exiger li ñu bëgg a doxal soppi santé bi ci Sénégal comme ni ko Eva Marie Coll Seck doon defee mais nag quant à xemes du def lu tane Abdoulaye Diouf Sarr wala ci comptable la ci gestion Abdoulaye Diouf Sarr je suis désolé fii ku nekk ci santé bi Abdoulaye Diouf Sarr moo la yilifoon même bu ñu la defee directrice établissement public d'accord mais xam nañu fi sa man yem xam nañu politiciens yi bu ñu la yilifee yow technicien ni ñuy doxale ak yow loolu du santé képp waa SDE raaguñu ba dem boîte vocale ak bi ñu bëggee privatiser SDE mais li ñu doon bañal tey moom la ñuy dund fan la ndox gën a mën a cher courant ci Sénégal ndox a gën a cher courant fuuf léegi fépp fu seen au ne nit ñaa ngi bëgg a dee et pourtant annoncé woon nañu ko waxoon nañu ko waaye bàyyi woon ko SDE gënul
ñu tax mu génn ci loxo S2 dem ci waa Sen'Eau politiciens yi benn technicien mënut a nekk comptable ci seen ay gestion parce que ñoom seen doxalinu bopp la seen yoon ci askan wi fu ñu mën a buujoo fu ñu mën a amee buuñ ak buuju rek moo leen intéressé tax na gestion wu xemes man de am naa ci yaakaar jusqu'à preuve du contraire parce que nit ki li mu xam du nangu mukk mu suux te xemes xamul lu santé vraiment mu ngoog Mansour dañuy des ci wàllu bi ba tey ndax directrice nationale bu petite enfance ak case des tout petits moom itam àdduna ci mu di Maïmouna Sissoko mi nakarlu li nga xamante ne moom moo xew fële ca Tivaouane di sàkku nag ci suñu ay njiit ñu fexe ba gën a dëgëral condition traitement médical tout tànk yi ñu déglu ko. yi massaw li ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci ñàkk seen njaboot mu nekk drame bu metti bu tiis. bi ñu yégee xew-xew bi rek dem nañu ci hôpital bi fi mu xewee visité nañu pédiatrie bi waxtaan nañu ak équipe bi nga xamante ne moom moo fa nekk ci ni xew-xew bi amee ak disposition yi nga xamante ne ñun war nañ ko jël pour accompagner leen bu lii passé et que ñu ngi présenter véritablement suñu solidarité suñu naqar ñi nga xamante ne ñoom ñooy famille bi di profiter rek di jaale. mu ngoog Mansour ñu wax nag ci élection législative yi war a am fanweeri fan ak benn bu weerub juillet liste officielle yi jëwriñ bi ñu dénk wàllub biir réew daal dina koy fësal li ci tukkee nag li ci gën a fës bokk na ci liste nationale bu Yewwi Askan Wi dañu ko rejeté seen liste départementale bu Ndakaaru moom la ñu kon validé liste nationale suppléant Benno Bokk Yaakaar itam dañu ko rejeté waaye seen liste titulaire dañu ko validé ñi nga xamante ne ay contestataires lañ maanaam ànduñu ci dogal bi nga xamante ne dañu ko jël ci ñoom am nañu ñaari fan ngir def ay recours muy fan bu njëkk ak ñaareelu fan bu weerub juin kon li ni mel Mansour xaw a jaxasoo lool ndax code bi li mu wax mooy ni que ñaar yi moom la ñu war a valider pour ñu mën a jàll. Sénégal kay man xawma ban façon la ñuy interpréter yoon ak loi. wax dëgg yàlla mooy li ma doon junñi kere ba'da salaam ak xabla salaam waaw. léwo bu nekkee ci liste titulaire liste suppléant bi ñu ni validul léegi léwo bu nekkee député après am ngant entre temps kan moo koy remplacer te bu ñu seetee liste taxawu bu Khalifa Sall ci élection législative yu mujj yi bi Khalifa bi mu inaptul Malick Gueye bu grand parti moo ko remplacer te loolu la ñu mosoon di gis yeneen i remplacement yoo xam ne dafay am alors ñu ni waa Yewwi Askan Wi seen liste nationale validul mais liste départementale bi indi woon coow li ubale nga xam ni ci lañ jëkk a remarqué ay anomalie boobu dafay jàll c'est que mënoo ko interpréter mënoo xam lu dul mënoo wax ni lu dul dañuy doxale comme ni mu leen neexee parce que ñoom li ñu wax spécialistes yépp di def am nañu 48 heures bu def ay recours il y aura des changements forcément dina am ay changement ci li nga xam publié nañ ko woon noppi mais liste titulaire mooy dem suppléant du dem liste bi indi woon coow te sabab yi yëpp feeñ muy bu département bu Ndakaaru moom la ñuy valider mais liste nationale donc Ousmane Sonko du nekk candidat ak moom ak gars yi mu àndul yëpp lu ñu dem ci élection yi non gis nga xoolal Sénégal fii ndax amul Mansour leneen lu nekk ci biir élection yi ndax dina am sax date bi ñu ne moom lañ ko war a mais foofu la question bi nekk et puis man tey dafa am ci liste yi nga xam dañ leen rejeté ma téye benn carte d'identité jël électeur bi dem ci fichier électoral bi ma bind tur boobu noonu mu génneen ma bureau de vote bi lieu de vote bi numéro électeur bi ak lépp ak personne bi ak yépp ma def ko ci sama bopp gis sama bopp ma def ko ci kaneen gis ko te kooku nee nañu nekkul ci fichier électoral bi te maa gis ci fichier bi ñu ni du électeur benn ñaareel bi ci des da nga gis koo xam dafay am numéro électeur am carte d'identité am lieu de vote am numéro bureau bi muy voté ba noppi mais doo ko fekk ci fichier électoral bi mais ñaar yooyu nañ ko leer moo tax ma ne gis nga gars yi ñu ngi fooyee démocratie et ñu ngi fooyee itam loi kenn du koy interpréter ni mu la neexee da nga koy comprendre ko ku la ko gën a comprendre tojal la ko parce que ñi ko doon bind léebuñu ay nit lañu léebuñu de loi bi kenn léebu ko dañ ko bind mu leer nañu texte noir sur blanc du ñu lépp di ko cax nga koy tekki ni nga ko comprendre wul ni nga ko comprendre wul interprétation yi dafa metti ba nga xamante ni bii mooy li ma wax toujours ci laay delloo si waat askan dañu leen di nax
premier jour laa leen woon am na